bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin amma ba'du. qaala samaahatul imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kunuuzil ashara wa fil kanzis saani wa fi fasli tajalli wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul wa tahawwul ilaa aaxirihi. qaala radiyallaahu ta'aalaa wa radiya bihi at-tabaddul wa tahawwul ci kunuz al-ashara ci ñaareelu kanz bi ci faslu tajalli wa ta'addud wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul wa tahawwul wal hulul wal ittihad gis nañ ci suñu jotaay yi weesu gisoon nañ ci yi nga xam ne moom moo aju woon ci at-tajalli mooy feeñu bi nga xamante ne moom la boroom subhaanahu wa ta'ala di feeñu ci biir lépp ak ci lépp maanaam ba pare di feeñu mbindeef yi surtout doomu aadama et que muy boroom subhaanahu wa ta'ala di wane boppam ci lu ne maanaaw tajalliyaat yi yooyu ak li nga xam ne moom moo ci aju mooy les théophanies moom lañ ko les manifestations divines yooyu gisoon nañ ko ci jotaay yooyu te leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna. mu am li nga xamante ne moom lañ gisoon ci ñaari jotaay yi weesu yaakaar naa wala ñetti jotaay yi mooy at-ta'addud mooy limu gi nga xamante ne moom la yeneen yi alayhi salaatu wassalaam di mën a limu nekk kenn ba pare mën a nekk ñoo xamante ne ñu bari lañ waaw nekk kenn ba noppi mën a nekk ñu bari sallallahu alayhi wasallam surtout yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare mën a nekkandoo fu bari en même temps ci benn jëmm bi nga xam ne moom lañu yor ci melo yu ñu yor wala boog ci ay melo yu wuute ba pare nekk kenn ba pare mën di dugg ci ku ne ci biir nit ñi mën a taxawaayu kooka loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam day def loolu comme niñ ko gisee woon loolu moom mooy ta'addud maanaam moom kenn la sauf que day mën a nekk ci biir nit ñu bari en même temps maanaam nekk ñooñu maanaam mooy nekk seen volet baatin feeñee ci ñoom. gisoon nañ ni sëriñ balaa muy mat sëriñ dëgg-dëgg il faut mu mel noonu maanaam mu nekk koo xamante ne jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam day feeñee ci moom et que yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg moom mooy royukaay bu mag bi moom la boroom subhaanahu wa ta'aala def ne moom mooy royukaay ñépp moom la jël ne ay jikkoom ñooy jikko yu rafet yi ay meloom ñoom ñooy melo yu gërëmu yi moom la boroom subhaanahu wa ta'ala def ne moom lañu war a topp te amul keneen ku ñu war a topp ku dul moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne nag jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ay melo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñuñu ci yow mënuñu la topp voilà et que sëriñ selon niveau yi maanaam bu dee sëriñu taalim wala sëriñu tarbiya wala sëriñu tarxiya benn bu ci nekk fokk melo yenent bi sallallahu alayhi wasallam feeñ ci nit kooku ba nga xamante ne sax bu fekkente ne dafa yegg ci yenn niveau yi nga xamante ne mooy tarbiya dëgg il faut que mu nekk koo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam day feeñee ci moom ci anam goo xam ne waxam mooy wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam jëfam mooy jëf yenent bi sallallahu alayhi wasallam ay doxalinam ñooy doxalinu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ay bëgg-bëggam ñooy bëgg-bëgg yenent bi sallallahu alayhi wasallam ay mbañam ñooy mbañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ay loolu moom mooy li nga xamante ne ci la nit ki di nekk di mate dëgg-dëgg sëriñ nga xamante ne soo ko xoolee daf lay renvoyer dëgg ci jëmm yenent bi sallallahu alayhi wasallam waaye maanaam bépp sëriñ boo xam ne soo ko xoolee du la renvoyer ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam du ci waxam du ciy jëfam du ciy doxalinam maanaam du sax xataa ci jëmmam maanaam loolu li muy tegtale moom mooy moytu ko moo gën a wóor tamit maanaam sori ko
gisoon nañ kon li aju woon ci buntu boobu ci wàllu sëriñ ak buntu boobu léegi ñu war a gis incha allah beneen mbir ci wàllu googu ba tey mooy ci série boobu mooy at tabaddulu wa taxawulu ak tabaddulu moom mooy soppeeku li ñu naan kii day soppeeku mel na nii mais soppeeku na mel na neneen wala mooy métamorphosé wu voilà wala wecceeku mooy kat parce que tabaddul mooy wecceeku maanaam voilà wecceeku ak taxawulu moom mooy jóge ci benn xaal nekk ci beneen xaal moom la Cheikh bi di doon tooñee ci mu xatam léegi jóge ci benn xaal nekk ci beneen xaal léegi mu ne amaan daal kummalul awliya ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu mat sëkk ñi ci wàllu yi maanaam bu nit ki nekkee wàllu yu bu mat sëkk ñoom am na lu leen borom bi subhaanahu wa ta'ala defal mooy falahumu ñeen na leen at tabaddulu ak wecceeku borom subhaanahu wa ta'ala daf leen di defal ñuy mën a wecceeku mu loolu mooy wan maanaam wa zuhuru ak di feeñ bi nafsi suwarihim ci seen jëmmi melo maanaam seen forme seen silhouette bi ñu yor dañuy mën a feeñee ci jëmmi silhouette boobu fii amaakin ci ay bërëb shatta yu wute maanaam dañuy mën nekk fii en même temps nga mën leen a gis Ndakaaru en même temps nga mën leen a gis Makka ainsi de suite voilà nga xam ne dañuy mën a wecceeku maanaam seen jëmm dañuy mën a feeñ ci ay place yu bari faminhum am na ci ñoom man ñoo xamante ne yastati'u danañ man az-zuhura di feeñ fi suuratayni ci ñaari jëmm yu wuute waaye fii makaanayni ci ñaari bërëb muxtalifayni yu wuute maanaam wa minhum am na ci ñoom fii aksara ci lu gën a bari min zalika ci loolu yëpp fii waxtu waahid ci benn waxtu ñu mën a feeñandoo fu bari comme ku mel ne Sayyid Ibrahim ibn Adham radiyallahu anhu nga xamante ne dañ kaa gisoon yawmu tarwiya muy juróom-ñetteelu fan bi ci weeru aj mooy balaa ñuy dem Arafat ñu gis ko Égypte Misra mais en même temps ñu gis ko Makka nit ñi gis ko Makka maanaam am ñu ko gis Makka am ñu ko gis Égypte maanaam nga xamante ne en même temps ci place bu bari la comme ni ñu nettalee tam ci Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu nga xamante ne benn bés dañ kaa mës a invité maanaam ay taalibe yu bari dañ kaa invité ndoo kenn ku ci nekkoo koor gi maanaam sama kër laa bëgg nga ndogoo fa mu ne leen waaw sa kër laay ndogoo kenn ku ci nekk woo ko mu ne leen d'accord sa kër laay ndogoo bi heure ndogu jotee ñëpp maanaam ñu gis ko ci ku nekk gis ko mu ñëw bi ñu paree ci ëllëg sa kenn ku ci nekk taalibe bu nekk dogo ci ne sëriñ bi këram la dogoo ak yu mel noonu nga xamante ne ci buntu kéemaan lay xewee ci buntu miracle la amee maanaam loolu buntu xarqul aada la voilà buntu xar baax la ak yeneen yooyu yëpp day am maanaam nit yàlla yi dinañ am xeetu mën a doxaleen boobu mën a doxalee noona voilà moo tax foofu yi nekk na ci quwwatul insaani kattanu doomu aadama min haythu ruuhu waaye ci anamuk ruuxam maanaam pas ci jëmmam mais ruuxam donc ruuxu doomu aadama foofu la tasarrufaat yi nekke maanaam tasarrufaat doomu aadama yi mooy le fait que muy mën di exécuter di am benn pouvoir d'exécution et d'administration ci univers bi ci existence bi loolu ci ruuxam la koy defee du ko defee ak jëmmam maanaam loolu moom moo tax ruux bi mooy def miracle yi mais corps physique bi ni mënul def yu yéemee noonu wala yeneen i kii déedéet ruuxam mooy def mbir yi kon moom bu ñu xoolee ci côté ruuxam moom doomu aadama moom am na kàttanu muy at-tamassulu mooy di taxawee boppam
fii xayri ci lu bokk ak suuratihi jëmmam fii aalami shahada ci àdduna bii nga xamante ne mooy àdduna yi feeñ liñ mën a làmb di ko daj di ko xool di ko gis mooy lan mooy représentation le fait que muy mën a représenter wu ci beneen jëmm bu bokkut ak jëmmam biñ ko xamee ci àdduna bi mais loolu ci côté ruuxam la koy mën a defee fa yazharu su ko defee mu feeñ fi ay suuratin ci jëmm su ko boo xam bépp jëmm shaa bu ko sopp fii suwari min suwari ci jëmm yi bani aadama doomu aadama yi nga xam ne am saaluhu ñoo mel ni moom ay misaalam la ay ñoom ñoo nuroo aw wala boog yamul ci mën a soppeeku nekk nit comme keneen mais fii suurati mën naa soppeeku nekk ci jëmmi xayawaaneen jur maanaam njaay àll nekk benn kenn ci animaux yi maanaam jël jëmmu animal voilà comme li kenn ci sëriñ si waxoon ne bon waxuma ko directement mais kenn ci taalibe mi moom ko doon nettali mu ne sëriñ bi daf leen a wax ne leen moom dafa mës a dem benn ci tool maanaam dafa am benn waay bu ñëw non moom sax fekke na ko maanaam ki ma ko wax moom fekke na jotaay bi waaye dafa am benn waay bu tukki woon yaakaar naa Afrique du Sud la jóge woon ñëw di ko nettali benn tool bu fa nekk ak yooyu naan ko dafa rafet mu ne ko effectivement man mës naa dem ci tool boobu mu ne ko après bu koy nettali ko mu ne ko noo def ba kii mu ne ko mais dama soppali ko woon picc maanaam nekk ci tàgg garab gi nekk comme yenn ci picc yi te justement am na ay bërëb yoo xamante ne léeg-léeg yenn nitu yàlla yi dinañ fay di dem wala di fa feeñee ci ay yenn jëmm yoo xamante ne dañuy wute nit ñi duñ comprendre lan la parce que nit ku leen gis tamit day foog ne yeneen picc la rek comme wala yenn jëmm yooyu la rek comme ñoom fekk nitu yàlla bi moom dem na soppeeku ba bokk ci ñoom yëpp nag ay mbir la yoo xamante ne xaqiqatan maanaam daa bokk ci yi nga xamante ne de manière générale nit ñi duñ koy di soupçonner à la limite day nuru ay lépp aw wala boog su ko neexee mu soppaliku fii suurati ci jëmmi nabaatin gàncax aw wala boog jamaat mooy loo xamante ne amul ruux mooy être inanimé yi mooy les choses quoi voilà maanaam kon ci alamu shahada bi maanaam ci ruuxam moom mën na am yii yëpp mën na ko def yii ñu fi tudd yëpp nitu yàlla bu mat bi mais nag lii du awliya u yëpp de kummal yi ñoo ko mën te ñi ko mën ci seen biir ñii la mooy aqtaab yi ñoo ko mën ñoom la ñuy wax abdal yi maanaam juróom-ñaari nit ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi àdduna bi ñoom ñoo yilif région bu nekk ci région àdduna bi juróom-ñaari ñoom ñoo leen yilif ñooñu lañu al aqtaab dañ leen di wax al aqtaab xutbu yi muy sab'a juróom-ñaari mais dañ leen di wax al abdal ngir possibilité bi nga xamante ne moom lañu am ci mën a def lii voilà ñoom borom bi subhaanahu wa ta'ala mi ngi leen di tëbbee ci turam bi ñuy wax Ghaffar mooy turam boobu noonu tur yàlla boobu muy Ghaffar li d'ailleurs ci maarij ji indi woon nañ ci ay leeral ci buntu boobu maanaam xaalu abdaal yi ak seen ay maam ci tur bi ñuy def sa kii faslun fi ismi ta'ala al-Ghaffar voilà waxoon nañ ci loolu leeral la nañ ko ci wallahi alhamdulillah ñoom kon ay nit lañ ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf leen a defal ñu mën di def tabaddul boobu maanaam di mën di wecceeku ndax ñun tuddee leen ak abdal ñi nga xam ne dañu mën am possibilité wecceeku kooku ñooñu nag ñoom ñooy ñi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala ñoom la dénk ñuy gérer univers bi et que asamaan bu nekk ci asamaan yi juróom-ñaari asamaan yi dafa am kenn ci abdal yi ku ci taxaw dañ leen di wax abdal tamit justement parce que ñoom dañoo wuutu kenn ci yeneen yi
alayhi salaatu wassalaam parce que yeneen bu nekk ci juróom-ñaari asamaan yi kenn ku ci nekk ñoom ñoo leen représenté fii ci kaw foofu loolu moom moo tax xutbu bi nga xamante ne moom mooy kenn ci abdal yooyu juróom-ñaar ñooñu ki nga xam ne moom mooy seen kilifa nekk pôle bi xawsu bi ñu naan ko xawsu bi kooku day taxawee taxawaayu Seydina Idrissa alayhi salaam moo tax Seydina Idriss en réalité moom mooy xutbu bi léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw seen taxawaay ñoo ko remplacer lu ñu naan kullu waliyin ala qadami nabiyyin bépp waliyu bu ne dafa nekk ci ndëggu tànku yenent dafa nekk ci ndëggu tànku yenent moo tax am na kenn ci ñoom parce que man ni ma ko comprendre woon mooy rek ne yeneen maanaam da ngay topp ay jéegoom am da ngay topp ay jéegoom am benn bés nag kenn ci ñoom kon may waxtaan ak moom mu ne ma en fait moom ci laa comprendre ne am na beneen sens mu ne dafa gis yenent boobu teg ndiggu tànkam maanaam ci kawam ci kaw ruuxam de telle sorte que moom dafa am kersa ci mën a yëkkati xool kan la maanaam moom ci kooku la taxawal maanaam nga xam ne kon kooku noonu mu taxawal maanaam mu représenté ko yenent boobu alayhi salaam maanaam moom mooy maanaam moom day da koy doon moom mooy nekk héritier bi ci kaw suuf ce qui fait que abdal yi dañoo am beneen rôle bu ñuy jouer mooy univers bi adduna bi ni muy doxee planètes yi ni ñuy évoluer xam-xam yi ci aju ak secret yi ci yàlla def ñoom abdal yi ñoo koy gis moo tax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci gérance univers bi ñoo nekk ci gérance bi ñoom la borom subhanahu wa ta'ala defal lool ñoom juróom-ñaar ñooñu lañ ñoom ñooy al-aqtab voilà et que xawsu bi mooy al-qutbul fardul jami' moom mooy ki nga xamante ne moom mooy seen kilifa ñoom ñëpp moo leen yëlif voilà awtaad yi ñoom ñooy piliers yi ñeenti ñu mag ñi am na ñaari imaam yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci wetu xutbu bi ki nekk ci ndeyjoor ak ki nekk ci càmmoñ kii mooy gérer lépp lu nekk ci asamaan kii di gérer lépp lu nekk ci suuf voilà nga xamante ne dañoo am kenn ku ci nekk ay rôle yooyu joué ci existence bi ci univers bi moo tax nit ñooñu nit yu yéeme lañ borom subhanahu wa ta'ala da leen defal ay mbir yu garaaw yoo xam ne c'est insoupçonné bokk na ci li gën a yéeme nag ci seeni mbir mooy le fait que ay nit simple lan maanaam mooy soo leen gisee wala ngeen tase ak ñoom mënoo soupçonné ne kii war naa mën a àgg maqaama boobu loolu mënoo ko soupçonné parce que tout simplement ay nit lañ yoo xamante ne maanaam nit ñu simple quoi voilà nit ñu simple naturel voilà dañuy ndekki di añ di reer dañuy nelaw dañuy waxtaan ak nit ñi di ainsi de suite mais seen possibilité boobu ñu ngi ko am ci seen biir ci seen baatin maanaam seen ruux moom la Boroom subhaanahu wa ta'aala dénk mbir yooyu kon kon ñoom mën nañ loolu wakaza naka noonu yazharu dana feeñ fii aalamil malakuuti fii aalamil ghaybi ci aalamul ghaybi mooy adduna bi nga xam ne kumpa la wal malakuuti ak al malakut benn la ci àddu moo adduna mooy asamaan yi maanaam nga gis ne ñoom ñooy gérer asamaan yi maanaam al malakut moom mooy li ko dalee ci asamaan bu njëkk bi ba juróom-ñaareelu asamaan loolu la ñuy wax al malakut adduna boobu nag maanaam ñoom dañ koy mën a visionner di ko gérer di ko gis moo tax ñoom mën nañu saa yu leen neexee ñu dem ci benn ci àdduna yooyu ci benn ci asamaan yooyu ñu feeñ fa waaye fii ay suuratin ci bépp jëmm saa bu ko sopp maanaam bu leen sopp
jëmm bu leen sopp la ñuy jël pour mën a dem foofu wa hadha te lii kulluhu lépp lii ñu wax yépp fi dunya ci àdduna lay amee maanaam àdduna ñoom dañuy mën a mel noonu dañuy doxale noonu wa yaf'alu te day def zalika lii kulluhu lépp bil himmati ci yitteem maanaam force intérieure am voilà force d'exécution bu mu am ci biiram maanaam ci lay mën a def maanaam bu toogee il suffit que mu toog concentré wu rek mën a exécuter loolu ci ruuxam naam rôle yooyu boo ko joué borom subhaanahu wa ta'aala day am yenn turam yi yu mu la ràng yoo xamante ne day am turu yàlla yoo xamante ne yow moom ngay exécuter loolu maanaam moom la mooy tax ngay mën a def affaire bu mel noonu mais tur yooyu nag borom subhaanahu wa ta'aala daf koo nëbb àdduna bi yëpp ba mu des ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ràngoo tur yooyu ñi ràngoo exécution maanaam ñi ràngoo rôle yooyu rôle la yoo xamante ne képp génn àdduna dina am keneen ko la remplacer ci rôle boobu parce que sinon àdduna bi dootul doxati voilà mais moo tax du waa diwaan yëpp ñoo mën yii nii maam ñi nekk ci diwaan saalaxe na du ñëpp ñoo mën yii yii ñi ko mën mooy ñi nga xamante ne ak maanaam bokk nañ ci groupe boobu àdduna bi daj 7 personnes kese nag bariwul te 7 personnes yi dëkkuñu même place maanaam dañuy tasaaroo ci àdduna bi borom subhaanahu wa ta'ala dafa am loo xamante ne moom la def mooy nitam yi waliyu yi meluñu comme ñun ni ñu yaakaare noonu lañ mel maanaam waliyu yi am na ci ñoo xamante ne xam nañ leen maanaam mën nañ leen a xam diw de waliyu la parce que kat nangam yii ci moom xanaa waliyu la nangam loolu am nañ mais daf ci bari ñoo xamante ne ñun mënuñu leen soupçonner dañuy mën a dund ak ñoom ci benn kër wala benn koñ di leen gis tous les jours di leen fréquenter wala ñu bokk ak ñoom place liggéeyukaay wala ñu bokk ak ñoom fac bi ñuy fréquenter wala ñu leen di gis ci magasin yi tout le temps ñu nekk par exemple caissière bi wala ki di garder magasin bi vigile bi ak yu mel noonu mais tout le temps mën nañ nekk ak ñoom pendant des années sans ñu soupçonner ni kii bokk na ci wàllu yi yàlla te rek ñu mën a xalaat ndax kii ci am ci juróom-ñaari ñooñ la bokk duñ ko soupçonner voilà da ngay tase ak ñoom rek di dem ak dëkk ngeen di kii di sans nga imaginer ni mais est-ce que voilà parce que tout simplement simplicité bi amuñu ay mbooloo yu bari yi leen di dar ñuy tudd seen tur fu ne ci àdduna bi ñoom lu ci ëpp ci ñoom amuñu loolu lu ci ëpp ci ñoom du ñàkk nag léeg-léeg kenn mën a bokk ci ñoom ba pare borom central defal ko loolu mais loolu ñu ëpp ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay tur ñu leen di dégg ñu nekk ci kilifteef yi nangam lu ëpp ci ñooñu noonu mënuñoo traverser yenn pas yi sax yàlla tere di yegg ci niveau yu kawe yi nii yii ay niveau la yoo xamante ne borom subhanahu wa ta'ala dakaa nëbb mais aussi dafa am beneen mbir parce que en fait en toute vérité ñii bu leen nit ñi doon identifier adduna bi yëpp membre dem seen kaw dem ci ñoom mais au moment où nit ñi duñ leen identifier borom subhanahu wa ta'ala mooy jindi jëm ci ñoom ku ko neex ci jaamu mi voilà ku ko neex ci jaamu mi lay gindi jëm ci ñoom mais aussi non seulement mënuñu leen identifier mais aussi meluñu comme ñoom ne nit ñi liñ bëgg affaire yi demee maanaam jàpp ne vrai ku yegg yenn niveau yi daa war a dëkk fii wala dëkk fee wala juddoo fii wala papaam nekk diw wala yooyu noonu loolu nit ñi ñoom ñooy bëgg mbir mi demee noonu yàlla moom nag moom ni mu ko bëggee moom noonu la koy defee voilà yàlla moom ni mu ko bëggee moom noonu la koy defee pas ni ko nit ñi bëggee wala ni ko nit ñi di xalaate que nit ñi xalaat nañ ko wala xalaatuñ ko loolu ñoom seen affaire la que nit ñi bëgg nañ ko wala bëgguñu ko ñoom loolu seen affaire la mais yàlla moom ni mu ko bëggee noonu la koy doxal allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata
yàlla moom mooy ki xam dëgg-dëgg fan lay def yenentam maanaam bataaxal maanaam le fait que nit ki nekk rasul nekk yenent alayhi salaatu wassalaam fan lay nekk ci biir nit ñi loolu yàllaa koy tànn kenn du taxaw di imposer yàlla ne ko yàlla bon ñun ñëpp dajaloo nañ comme kii mooy suñu kilifa def ko moom mu nekk yenent déedéet mbir mi du demee noonu ah yàlla mooy tànn yenentam ba pare ne na ngeen ko topp yéen mais pas que yow yaay taxaw ngeen dajaloo def seen concertation gis ne kii ngeen bëgg fal ngeen fal ko ba noppi ne yàlla nag léegi ñun dañoo bëggoon nag bu fekkee rek am na koo yónni nga def ko waa ji mbir mi demee noonu abadan te loolu bokk na ci li tax yahud yi par exemple amul problème pour gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam même Quraysh ñoom mënuñu woon imaginer naka la ko falawla ursila kii rajulun min al-qaryatayn azim lu tere am na ak aaya bu yor maanaa boobu lu tere mu nekk rajulun benn waay boo xam ne min al-qaryatayn ci ñaari dëkk yi mag yi la nekk ñaari pôles yi maanaam àdduna le fait que mu nekk bipolaire loolu dafa yàgg am mooy Faris ak Rome Perse ak byzantin jamono jooju comme nii niñ mënoon a wax ñaari pôles yi il y a 40 ans à peu près le fait que mu nekkoon États-Unis ak URSS bon léegi nii à peu près mbir mi tendance bi mi ngi jëm ci États-Unis Chine maanaam bipolarité boobu maanaam mooy occidentaux yi ak communistes yi wala ñu mel noonu loolu léegi nag ñoom dañ ne mais d'accord falawlaa unzila haadha al-qur'aanu ala rajulin min al-qaryatayni azim du noonu voilà wa qaalu lawlaa nuzila haadha al-qur'aan ala rajulin min al-qaryatayni azim non ok surtout Zukhruf la de voilà lan moo tere ñu wàcc alquran bi su doon dem na bay wàcc su dee dem na bay wàcc kay lan moo tere mu wàcc ci kenn ci gan ci kenn ci ñaar ci maanaam ku bokk ci ñaari dëkk yu mag yi mais koo xamante ne nag par contre azim maanaam ku mag lay doon maanaam warta wàcc ci n'importe qui su ko defee ñu mën koo gëm maanaam yàlla comme que dafa bëgg ñu topp ko dafa bëgg ñu gëm ko il fallait que mu faciliter mbir mi maanaam ñoom raisonnement lii la yàlla comme que dafa bëgg ñu gëm ko bëgg ñu topp ko mu dem bay yabal mais pour mu faciliter mbir mi dafa waroon a tànn rek kenn ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci ñaari pôles yu mag yi nekk ku mag foofa mu yabal ko bu ko defee léegi tey alxuraan bi daal di tasaaroo ci àdduna bi ñépp xam ne lii mooy dëgg du dëgg ñoom noonu lañ gisee maanaam gis ngeen raisonnement bi ni mu demee ñun suñu raisonnement moo gën a néew doole fuuf ànd ak loolu ñun ñu ngi jàpp mbir mi parce que yéefiru Makka yi dañoo amoon beneen problème bu ñu am ñoom tamit mooy lan mooy ne mais dëgg la que ni yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam woy ak niñ ko xamal yépp xamaluñ ko lu bon depuis mu nekk xale nangam ainsi de suite tout ça mais quand même ku pauvre nii nan la ko yàlla mën a yabalee quoi koo xamante ne amul benn mbooloo ci ginnaawam nan la yàlla mën a yabalee ku mel nii koo xamante ne maanaam koo xam ne njirim la mais nan la ko yàlla mën a yabalee quoi imagine nga ni ñoom maanaam lii mooy cadre yenent c'est comme ci cadre yenent la yàlla dul faale loolu waxuma laaj ci cadre wali yi parce que yenent moo ëpp enjeu waliyu yàlla buy def waliyu moom moo koy def fu ko neex def ko ci ku ko neex mu mel ni moom mooy doxalee noonu tey mën na nekk kii ba nit ñëpp commencé koo ràññee borom bi def ko feneen te loolu day tax ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ay intention yu baax yéene seen yéene baax
te yàlla rek tax leen jug ñooñu rek ñooy jublu ci vrai wala yuy ñeneen ñi des ñëpp dañuy topp mbooloo mi ak askan wi sauf que effectivement malgré loolu tamit ñii yàlla da leen di nëbb beneen mbir bi nga xamante ne jar naa leeral mooy ne ñoom ñii nii yàlla du leen concentré ci benn dëkk mbirum demee noonu région bu nekk ci àdduna bi juróom-ñaar région bu nekk day am ku fa nekk koo xamante ne moom mooy gérer région boobu muy juróom-ñaar ci seen biir nag ci la xutbu zaman di ne muy pôle muy xaw suuf maanaam nit ñi buñ imaginer ni sëñ diw mooy pôle mooy xutbu sëriñ diw ci abdal yi la bokk sëriñ diw ci maanaam buñ imaginer ni mbir mi noonu lay def comme ni ko gars yi di fooge mbir mi demewul noonu de déedéet bu amee kenn ku nekk foofu kenn lay doon benn nit lay doon te loolu moom mooy tout dépend parce que histoire ay benn siècle mën na romb ci benn réew duñ am mukk ku mel noonu siècle mën na romb te benn réew duñ am ku mel noonu donc maanaam c'est pas voilà mbir mi du demee comme ni ko nit ñi yaakaar loolu demewul noonu il faut que nit ñi génnee ci seen xel ne mbir mi dafa am problème localité la ñii lu yàlla da leen defal bi et que nit ñu baax ñëpp foofu la ñuy nekk mbir mi du demee noonu voilà yàlla adduna bi mu yaatu moom muy tànn def lu ko neex yéen ngeen bëgg yàlla jël seen dëkk kese ak ni mu tuutee nu population bi ni mu dawee ñëpp ñu baax ñëpp ñu am mu def ko foofu loolu maanaam ne serait-ce que logiquement maanaam wala ci lu yanu maanaam da ngay xam ne lii non affaire bi sax cloche am na lu doxul rawatina dëkk boo xamante ne lu mu néew ñeen fukki xut bu daje nañ fa maanaam lu mu néew nag ndax ñii dinañ ne seen xalifa bi mooy xut bu zaman ñeene xalifa bi seen xalifa mooy xut bu zaman ñeneen ñi ne seen xalifa mooy xut bu zaman ñeneen ñi ne seen xalifa mooy xut bu zaman ba muy ñeen fukk wala mu ëpp léegi nag mu des ñi nga xamante ne kenn xamu leen wala boog siiwuñu am ñu nekk ci suuf neen xoo koy xut bu zaman ah ak ñeneen ak ñeneen maanaam bu ñu ko compter daa rek dinañ am téeméer rek lu teg ci benn réew bu ndaw boo xamante ne bu ñu delloo ñeent fukki at ci gannaaw mat ñu woon 5 millions de personnes kese lañ ñeent fukki at ci gannaaw 5 millions de personnes kese lañ maanaam léegi nii xëy na bon jurante gi gën naa bari mais jurante gi gën a bari taxul mbaax gi yokk kon du tax potentiel u xut bu zaman génne fa gën a yokk tamit. voilà waaw te loolu mooy 80 des années 90 ci recensement wu 88 voilà voilà te diggante bi mbaax bi yokku fi maanaam yokku fi googu yokk voilà kon voilà kon potentialité wu xutbu zaman génn ci am na parce que yàlla mooy def ngëneelam fu ko neex waaye nag maanaam ci côté probabilité day gën a faible parce que tamit yàlla am na yeneen i dëkk maanaam yàlla yeneen i réew am na ko am na yeneen i réew dégg nga yàlla am na ne yeneen i réew ci adduna bi foo xamante ne nit ñaa ngi ko fay jaamu ay nitu yàlla ñu ngi fay juddoo ay nit yu baax ñu ngi fay am ay borom xam-xam yu mag ñu ngi fay màggee ak yeneen loolu yàlla am na ko maanaam kon ñii lii nii yëpp dañ koy mën a def ci àdduna voilà fa ruuxuhu comme ku mel noonu moom ruuxam laxaa ñeel na ko kamaalul itlaq matuk joyal fi hadha zuhuri ci bileg feeñ fi aksari ci lu ëpp min suuratin ci benn jëmm ilaa alaafi suwar jëm ci ay junniy jëmm fii aanin waahidin ci benn jamono benn moment dañuy mën loolu dañuy mën di mën di soppandiku ci ay melo yu bari mu ne wa tastati'u te dana am kattan ruuxuhu ruuxam
tadabburu ci di soppandiku maanaam di am administration gérance ci kullu hadhihi suwar ci yëpp jëmm maanaam tey bu soppeekoo ci ay jëmm yu bari maanaam maîtrise bi muy am ci jëmmam maanaam nii maanaam nit comme ni ñun kenn ku ne ci ñun maîtrise bi nga am ci sa jëmm ji ñoom bu ñu soppeekoo nekk ay junniy jëmm noonu la ñuy mën amee maîtrise aussi ci jëmm yooyu yëpp voilà comme waa àjjana la ñu mel xam nga fii nii ñi fi ne ñun ñii du ñun ñëpp ñun ñoo am wilaya googu maanaam comme kamal googu ci wilaya du ñun ñëpp ñoo ko am mais àjjana ñun ñëpp koy am moo tax ñun àjjana dañuy mën a am possibilité wu yor nombre de jëmm yu ñu neex ñu mën a dem maanaam kii nekk ba ne këram gi nekk fee beneen jëmm ji nekk kër sama kër ga nekk fële beneen jëmm ji nekk ci beneen kër gi nekk fee beneen jëmm ji di lekk pomme beneen jëmm ji di lekk orange beneen jëmm ji nekk ak kenn ci soxna yi fee urul ay ni beneen jëmm ji nekk ci keneen beneen urul ay ni fële beneen jëmm te yii yëpp maanaam li ma fay dundandoo en même temps ak bànneex yi ciy jóge yëpp dama koy yëgandoo en même temps ba pare damay am maîtrise ci soppandiku ci jëmm yi ma am yëpp lu tax parce que loolu ci sama ruux laa koy defee maanaam ci nekk àjjana ci ruuxam lay defee lii yëpp alors que ñun fii nii ci kaw suuf suñu jëmm yi maanaam côté physique bi moo ëpp doole côté métaphysique bi ci ñun maanaam loolu moom moo tax ñun suñu physique ñun on imagine mal que ñu mën a nekk ñaar en même temps wala ñeent juróom benn en même temps jàpp waxuma laa ñu nekk ay junni en même temps di defandoo en même temps mais su fekkente ne dañoo demoon ba suñu ruux ëpp doole comme ñii kumal yi nga xam ne seen ruux moom moo dominer adduna bi maanaam dafa supplanter adduna bi di gérer adduna bi yëpp seen ruux dañoo mën def loolu bu boobaa dañuy mën di jël seen jëmm yi di ko soppi ak di ko multiplier ci ay place yu wute ba noppi di mën def yooyu yëpp mais li gën a yéeme du loolu li gën a yéeme ci ñii seen biir du loolu mooy léeg-léeg mu am ñu mel nii te loolu moom mooy xaalu yenn afraad yi ma fàtte ko Kunûz yi suuf maanaam ñu am possibilité mën a def lii ba pare duñ ci sax rendre compte duñ xam ne sax mën nañ ko tellement que yàlla rek la njiital maanaam ñoom bu ñuy dégg yu mel nii da leen di yéem da leen di jaaxal lii mën na ne am na ñu mën lii ndekete ñoom mën nañ ko mais sauf que du ñu am maanaam kiiwuñu amuñu maanaam musuñu yittewoo loolu ba mën ko ba def ko musuñu ko yittewoo ba def ko tey su fekkoonte ne amoon nañ yitte bi maanaam mbir mi Seydina jël sa loxo ndey jox waaw voilà su doon rek dem nañ ba mën am yitte bi léegi tey ñu def ko daal def kiimaan yu mel noonu mais nag seen xel du ci dem te boo leen di wax ne mën nga ko sax ñoom duñ ko gëm parce que tellement que ñoom pour ñoom mënuñu dara yàlla rek a man yàlla lañ bàyyi lépp kon loolu moom mooy at-tabaddul loolu wala yi lañ koy def maanaam mais ñenn la ci ñoom ñëpp mu ne am ma taxawulu ndaal soppandiku maanaam nekk ci benn xaal dem ci beneen xaal mooy soppeeku jóge ci benn xaal dem ci beneen xaal kooku mu ne fa inna naka lu wér mooy lillaahi aji sax la ñeer buur yàlla ta'ala aji kawe ji maa loo xam ne laa yox saa mëneefu koo lim mina sifaat ci ay melo wala asmaa ak tur yàlla li mu yor ci ay tur ak i melo mëneefu koo peeg voilà mëneefu koo peeg amul par exemple 99 tours kese wala 100 amul 1000 kese muy 4000 déedéet yàlla li mu yor ci ay tur ak i melo
maanaam du jeex ne serait-ce que pour adduna bi univers bi existence bi ne serait-ce que pour univers bii ni ñu ne particule bu nekk borom subhaanahu wa ta'ala daf cee bindee maam ci benn tur la ko bindee te amul ñaari particule yoo xamante ne ñoo bokk tur bi leen yàlla bindee amul ñaari atome yoo xamante ne yàlla tur bi mu leen bindee benn la amul ba pare du jëfandikoo benn tur maanaam du jëfandikoo benn tur pour bind ñaari particules yu wute waaye ñaari particules yu wute du ñu jóge ci benn tur maanaam mooy ne benn particule bu nekk ak turam benn particule bu ne ak turam benn particule bu ne ak turam waaw jëmm ju nekk ak turu yàlla bi ko yàlla binde jëmm ju nekk ak ni borom subhaanahu wa ta'aala di feeñoowee ci moom te yàlla du def defaat déedéet du def benn mbir ba pare jëmmi mbir bi nga retrouver waat ko ci univers bi nii da ci espace bi wala ci temps bi loolu yàlla du ko def lu mu feeñoo def ko pare na ci doot ko defati mi ngi ci leneen kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk ak damuy feeñal voilà comme ADN yi ku nekk ak sa bos comme empreinte yi ku nekk ak sa bos jëmm yi xar kanam yi li ñuy nuroo am nay subtilité ay wuute ku nekk ak sa bos te noonu mu nekkee ci jëmmi doomu aadama yi noonu la nekkee ci jëmmi ñeneen ñi ci des ñëpp mbindeef yëpp yàlla du def dara ba pare defaat doo def lu am ci benn moment photographie boobu noonu ci instant T boobu dans l'espace c'est fini dootu amati pour l'éternité dootu amati maanaam ci kaw loolu kon yàlla li mu yor ci tur ak ay melo du jeex du xaaj maanaam du jeex du xaaj te amul fu mu yem ci sens boobu nag lu amul fu mu yem mën naa ne ci sens boobu lu amul fu mu yem mën naa ne parce que lu tax parce que le fait que borom subhaanahu wa ta'aala saa su nekk mu mën a am capacité bindu lu bees te loolu noonu soo ci maam possibilité wu ñu xam ne ah lii lu bees mën na cee tegu loolu mooy wane ne mën naa ne donc ci beneen tey bu ñu jëloon ci nombre rek nombre yi ni ñuy différencier woo 1 ku ne xam na ni wuute na ak 2 2 wuute na ak 3 3 wuute na ak 4 loolu xam nañ ko maanaam ce qui fait que ni possibilité wu saa yoo amee benn nombre bi lu mu rëy nga teg ko xalaat ko mën nañ la cee yokkal 1 rek mu nekk beneen nombre bu ko maanaam possibilité boobu nga xam ne amul fu mu yam loolu mën naa ne loolu moom moo tax dafa am ak tasalsul ñaari façon la dafa am ak tasalsul fil qidam loolu mënta nekk voilà mooy comme ni ñu doon wax ci taxawiya bi maanaam loolu moom mënta ne maanaam bu ñu delloo ginnaaw mooy l'infini foofu mu loolu mënta ne mais li mën a nekk moom mooy plus l'infini loolu mën naa ne ci ak tasalsul fil abad loolu mën naa nekk loolu moom moo tax ñu juum ci tasalsul yëpp lu ci ëpp foofu lañ juumee maanaam ñu jàpp ne tasalsul mën naa nekk maanaam moom mooy lu waral lii nga ni lii loolu lu ko waral nga ni lii loolu lu ko waral nga ni lii loolu lu ko waral nga ni lii maanaam ba pare mu nekk loo xamante ne amul fu mu yam ci ginnaaw loolu mënta nekk loolu moom mënta nekk voilà non maanaam déedéet mooy tey voilà maanaam exemple yi ñu joxe woon tey par exemple moom mooy tey boo ma ne bu ma ne boo yoree sa entreprise nga ne da nga may signer contrat par exemple contrat bi nga ma bëgg a signer contrat boobu danga naa waaw man de bëgg naa la ko signer mais nag balaa ma la koy signer il faut que directeur bi d'accord ci directeur bi signer bu pare directeur bi ne waaw d'accord ñu ne vous mais man pour ma signer il faut que suñu directeur bu mag bi signer directeur bu mag bi ne d'accord man dinaa bëgg naa signer gaa mais pour man ma signer il faut que ministre bi signer ministre bi ne d'accord dinaa signer mais man il faut que pour ma signer il faut que président signer maanaam mbir moom bu amul fu mu yem loolu mënut a nekk fu fekkente ne man am naa signature maanaam yow soo signer contrat bi li muy tekki moom mooy ne ñi mën a influencer sa décision am na fu mu yem parce que su amul woon fu mu yem
su amul woon fu mu yem du voilà du suñu bukk tey par exemple bu ñu nee suñu jotaay bi il faut que mu am lu ko jiitu maam tey sama wax ji il faut que mu am lu ko jiitu loolu maam lu ko waral loolu waral ko loolu lu ko waral il faut mu am fu mu yem parce que su amul fu mu yem kon du ma wax mukk au moment où wax naa mooy ne cause yi waral ba tey jii ma toog di wax mooy am na fu mu yem maanaam loolu moom mooy at-tasalsul fil xidam loolu moom fokk day am fu mu yem munoo imaginer loolu la at-tasalsul fil mu'assir mooy ci ki sériation buy dellu ginnaaw ci ki indi jeexitam maanaam ci kaw loolu dañuy xam ne kon ci lu jiitu fokk adduna bi am na fu mu yem fu mu tàmbalee loolu fokk day am parce que la possibilité wu mu bañ a am fu mu tàmbalee tasalsul bi dafa yàqu moo tax mënta ne maanaam fokk dafa am fu mu tàmbalee mais bu dee ci kanam nag maanaam loolu foofu loolu laa doon wax léegi nag mooy at-tasalsul fil abad maanaam lu jëm ci kanam dem ba abadan loolu par contre mën naa ne loolu moom mën naa nekk maanaam ñu bari nag dañuy jaawale ñaari xeet tasalsul yi voilà ñaari xeet yooyu ñu bari dañ koy jaawale voilà. non moins l'infini amul dans la réalité existe en fait amul plus l'infini moo mën a nekk tey par exemple am na voilà maanaam loolu moom lañ démontrer léegi nii maanaam que ni moins l'infini mënta nekk plus l'infini par contre mën na nekk te d'ailleurs moins l'infini li tax mënta nekk loolu tamit joxe woon nañ ci beneen exemple ci cours Tahawiyya bi mooy tey bu ñu xoolee bu ñu delloo ginnaaw ne moins l'infini dans le temps ñu jël dans le temps moins l'infini dans le temps ñu jël benn date bu mu mën a doon exemple bi ñu joxoon mooy gane àdduna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam kat mi ngi gane àdduna date sàngam te wala point temps boobu ñu ne kon moins l'infini ba point A bi après tey diggante Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àddunaam ak tey ji mu nekk B maanaam diggante A ak B maanaam gane àdduna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tey su doon moins l'infini am na maanaam diggante ñun suñu temps ak moins l'infini day tolloo exactement ak diggante Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu gane àdduna ak moins l'infini su doon moins l'infini am na ñaari temps yi dañuy tolloo te xam nañ ne ñaari temps yi tolloowuñ parce que lan diggante bi mu ganee àdduna ak léegi beneen temps bu écoulé wu la bu yokku ci temps wu bële maanaam loolu da lay wan ne moins l'infini amul ci ginnaaw voilà loolu leer na wal voilà voilà loolu moo lay wan ne moins l'infini ci ginnaaw amul alors que am na ci fu muy mën a amee feneen mooy par exemple pour xaajale maanaam partition loolu infini am na foofu moo tax mais loolu day dellu ci plus l'infini bi mooy ci partition mooy tey lan mooy tey lu mu mën a jël mën naa ko xaajale amul maanaam lu mu benn jëmm bu mu mën a nekk bu ma ko xaajalee maanaam ci xel laa waxuma possibilité bi ci suñu matériel mais possibilité xel ma dagg ko en deux loolu noonu ma xaajaat ko loolu noonu ma xaajaat ko loolu noonu ma xaajaat ko maanaam loolu noonu maanaam xaajale yu ndawaan yooyu mën na dem ba plus l'infini maanaam moom mooy lu mu tuuti possibilité yi ñu xaajaat ko ci xel mën naa ne possibilité ma xaajaat ko ci matériel xëy na loolu mooy jafe mais ci xel dana mën a ne waaw ci xel moom mën naa nekkat maanaam moo tax put mooy voilà mooy mu gën a tuuti à l'infini loolu mën naa nekk voilà mais yooyu yëpp après yooyu moom mooy tax ñu mën a comprendre que ni àjjana dundu àjjana abadan boobu wala dundu safara abadan boobu mën naa nekk loolu moom mën naa ne li mënta nekk nag mooy àdduna bi bañ am fu mu tàmbalee loolu moom mënta nekk voilà mais parce que tout simplement amuk àdduna bi day dépendre ci amuk ki ko amal rek saa yu ko bëggee jeexal mu jeex saa yu bëggee mu continuer te kooku mooy yàlla comme moom yàlla amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yam kon moom am na sañ-sañ ci bi mu nee lii lay feeñal maanaam àdduna bi am bu ko neexee mu continuer ba faaw loolu su ko neexee la su ko neexee mu yamal ko fenn
mais possibilité wu ne adduna bi wala àjjana wala safara am nañ fu ñu mën a yam maanaam et que yàlla su ko neexee mu arrêté leen loolu moom possibilité matérielle bi maanaam ak xel nangu ko loolu mën naa ne maanaam loolu lañ ci jublu woon waaw xam naa ñu yem foofu julloo pare voilà wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon ñu ngi doon wax ci borom subhanahu wa ta'ala ay turam maanaam ne amul lu ñu maanaam du lu ñu mën a peek lu mu am ci ay tur ak ay melo maanaam munul soumettre ci dénombrement voilà alors que adduna bii ñu ne mboolem lu ci nekk day mën a soumettre ci dénombrement ba mu des maanaam ba mu des ay mbir yi nga xamante ne maanaam ñun ñoo ko dul mën a limu mais cim xel mën naa maanaam dénombrement bi mënta nekk cim xel mais mën na nekk ci matériel tey par exemple bu ñu jëloon benn cercle li ci nekk ci ay points dafa infini mais en même temps comme que dafa délimité wu maanaam dafa délimité wu donc day nekk loo xam ne dafa tënku mais que li ci nekk ci point ci biir dafa infini boobu nag maanaam c'est une forme de parole rek parce que en réalité dans la réalité infini wul maanaam parce que dans la réalité bu fekkonte ne am nañ possibilité ñun dénombrer ko dinañ ko mën a démontrer benn moment ci moment yi voilà moo tax imam al-Ghazali rahimahullah wa radiya anhu doon expliquer di muy wax par exemple le fait que àjjana amul fu mu yem mu ne wala àllaxira maanaam mooy xew-xew yi am ci àllaxira ginnaaw bi nit ñi duggee àjjana ak safara amul fu mu yem li tax nag amul fu mu yem maanaam pour ñu revenir ci léegi li tax amul fu mu yem mooy ne boroom subhaanahu wa ta'ala mi ko amal moom moo sopp ne amul fu mu yem parce que xel mën na nangu ne tey bu fekkente ne lii day waral lii loolu waral leneen loolu mën na waral leneen et que bu ñu demee ba ci benn moment donné maanaam mbir mi am fu mu bañ a yem maanaam ne loolu tamit waral leneen maanaam ci gàttal mooy bis bu nekk beneen bis tegu ci loolu mën naa ne maanaam bis boo mën a xalaat rek am beneen bis bu ñëw ci ginnaaw mais nag borom subhaanahu wa ta'aala saa yu ko soobee lay yamale bis yi ne fii mooy bis bii mooy bis bu mujj bi dootul amati. yawmal qiyaamati li tax ñu naan ko yawmul aaxir bis bu mujj bi wala yawmul aqiim bis bi nga xamante ne dafa jaasir parce que tout simplement bis la boo xamante ne amul beneen bis bu ci tegu maanaam li muy tekki moom mooy guddi amul ci ginnaawam maanaam bis boobu amul guddi ci ginnaawam jeex na c'est fini fa la mbir yi maanaam li ci des yëpp éternité la mais éternité la boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moom moo def beneen façon dundin mën caa ne voilà beneen façon dundin mën caa ne waaye tegtalewul ne maanaam borom subhaanahu wa ta'aala mooy organiser espace bi ak temps bi moom ni mu ko neexee pas selon benn mbir moo xamante ne obligatoirement daa war a demee nii déedéet moom borom subhaanahu wa ta'aala moo koy natt ni mu ko neexee te loolu yëpp ay feeñuwaayu turam lañ ak ay meloom moom borom subhaanahu wa ta'aala maanaam su fekkente ne comprendre nga loolu di nga comprendre ne tur yàlla yi ak ay meloom maanaam amuñu fu ñam tur yàlla yi ak ay meloom ñoom amuñu fu ñam te borom subhaanahu wa ta'aala su ko neexoon day jeexal àjjana jeexal safara ba pare continuer di nekk moom parce que comme nekkam amul woon tàmbali doom fu mu yem parce que lii am fi mu yem moom mooy lu am fu mu tàmbalee lu amul fu mu tàmbalee moom du am fu mu yem moo tax lépp lu am fu mu tàmbalee itam dañuy ragal ci mu am fu mu yem bés jot mu jeex comme ni nga xamante ne boroom xel yëpp noonu lañ ko xame léegi nag mu ne fal waliyu yàlla bi moom yazharu day feeñ li xalqillaahi
ñeel mbindeefu yàlla yi fi sifati ci melo allati bi nga xam ne yak suuxaa moom la ko sàngee allah bu yàlla taala aji kawe ji iyaahu boobu maanaam moom c'est-à-dire que wàllu yàlla bi te loolu point la bu am solo wàllu yàlla bi yàlla ci turam ak melo yi mu ko ràngee rek lay feeñee buy feeñ ci nit ñi du feeñee ci lu bokk te turam melo yi ko yàlla ràngee jeex na parce que li tax mu nekk wàllu yu moom mooy ne dafa méngoo ak yàlla maanaam dafa nekk koo xamante ne dafa am benn collaboration bu mu am ak yàlla benn partenariat bu mu am ak yàlla donc ci kaw loolu borom subhaanahu wa ta'aala day jël ay turu boppam moom ak ay meloom ràng ko moom wàllu yu bi su ko ràngee moo tax suy feeñ ci mbindeef fi day feeñee tur boobu ak melo boobu donc loolu moom moo tax muy yor ay caractéristiques et que comme que turu yàlla yi yàlla feeñal comme amul fu ñu yem donc wàllu yi seen ay melokaan tam mën nañ attendre mën nañ xaar ci mu bañ a am fu mu yem moo tax benn wàllu yu mën na bañ a niroog moroomam loolu bokk na ci dëgg kiiraay yu mag yi ci wàllu yi mooy le fait que nit ki di mën a jël benn wàllu yu def ko type prototype jàpp ne mboolem wàllu yi ni kii lañ war a mel ce qui fait que saa yu ñu gisee beneen wàllu yu keneen ku bokkute maanaam ku melul ne kooku ñu ne non kon kii du wàllu yu parce que bu doon wàllu yu dina mel ne diw sàngam maanaam au moment où nuróowul ak diw sàngam kon kii du wàllu yu maanaam loolu nag mu nekk kiiraay bu mag boo xamante ne day dal ñu bari bari loolu li ko indi mooy gisuñu ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa def ci wàllu yi ak xeetu soppandiku ci anam goo xamante ne maanaam dañuy nekk ci ba dañuy mel nii tey suba ñu mel ne ginnaaw suba ñu mel ne benn nit mën na mel noonu mais benn nit mën na mel ne keneen mel neneen keneen mel neneen keneen mel neneen te du tere ñoom ñëpp ñu nekk ay wàllu yi li leen caractériser par contre maanaam ñoom ñëpp ñu nuroo ko parce que lii bu ñu ko waxee doyoon ko noonu ku ne mën naa dugg ci borox ndawal nga jàpp ne wàllu yu la wala boog nit ñi mën ko jiiñ wilaaya ne kooku wàllu yu la sans ñu mën a taxaw ne non kii moom bokku ci maanaam il faut que mu mën a am lu ñu koy délimiter ba ñu mën a xam ne kii ci la bokk wala kii bokku ci maanaam ñu mën a wax ne kii moom bokku ci mooy lan mooy al iman wa taqwa ngëm yàlla gu dëgër këcc ak ragal yàlla gu leer nañ ragal yàlla nag moom mooy ngay jëfe ay ndigalu yàlla di bàyyi ay tereem te moom yàlla rekk mu tax te nga teg ko ci njàngale maanaam alquraanu yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy ragal yàlla maanaam mooy nit ki di mën di moytandiku mergu yàlla ak sànjug yàlla ngërëmal yàlla gënal ko leneen lu dul loolu yàlla la fekkee yàlla kontaan loolu nekk priorité am ci lépp mais que muy moytandiku mergu yàlla ginnaaw bi mu amee ngëm yàlla bu dëgër loolu moom mooy wàllu yu maanaam loolu mooy critère bi nga xam ne wàllu yu yëpp ñoo ko nuru mais koo xamante ne lu ko neex lay def ci lu bon lu ko neex lay wax yi nga xamante ne simple jullit boo xamante ne sax yéegul niveau wilaya yenn yi maanaam simple jullit ñemewu koo def yow nga gis nit ki di ko def ba pare nga jàpp ne kooku wàllu yu la parce que nangam xaqiqatan loolu yanuwul maanaam dingat gi ñu teel nag comme li Cheikh Omar Fouti wax radiyallahu anhu yaakaar naa su ma juumul ci 17e chapitre bi la wala 18e ci Rimah bi mi ngi ciy expliquer mais maanaam parce que boo xoolee chapitre yu njëkk yi da doon wax wala yu dingat wala yu baaxul nangam ak yu mel noonu mais foofu noonu benn point la rek ci Rimah ba Rimah daj benn point boobu lañ ci gis mu leeral benn mbir moo xamante ne bu mat a bàyyi xel la mooy lan mooy mboolem yi ñuy wax ci wàllu yu yëpp nag mi ngi amee ginnaaw ba wilaaya gi saxee maanaam bu ñu naan wàllu yu kenn du ko dingat bu defee loo xamul wala mu doxale noo xam ne maîtriser woo ko da nga ciy maandu nangam yooyu yëpp bu ñu koy wax kañ la pour lan la pour ki nga xamante ne wilaayam lan sax na mooy ki nga xamante ne leer na ne la ab wàllu yu yàlla la mais ki nga xamante ne leeru la ne wàllu yu yàlla la moom kooku bokkugul duggugul ci biir bi maanaam mi ngi mel ne tey bu ñu naan la médecin bi soo demee mu lay kii yow lu mu la wax rek def ko bu lay seet bul la joxee garab bul ko nekk di weranteeg moom ci garab gi mu lay jox
bul ko diingat ci lii wala bul ko diingat ci laa loolu buñ nee médecin bi na nga ko defal loolu na nga ko nangul ki ñuy wax mooy ki nga xamante ne leer na ni médecin la parce que ki mu leeragul ne médecin la kooku boo ko nangulee loolu day yàq sa wér-gu-yaram ah voilà maanaam kon ki mu voilà kooku ki mu xës ba leer ni médecin la kookoo tax ñuy wax wala yu tamit noonu la demee maanaam ki nga xam te ne xës na ba leer ci ay preuve yu rëy yu bari yu tegaloo yuy wane ni kii moom wala yu la mënta demee ne kooku la ñuy wax ne bu defee loo xam ne yow xàmmee woo ko maîtriser woo ko bul ko diingat mais ki nga xamante ne amul benn preuve buy wane ne wala yu la kooku dañ ko war a diingat te dañ ko war a weer tamit dañ kaa war a diingat mais dañ ko war a weer tamit balaa mu yàq àdduna bi. léegi saa sax mu weer boppam. mooy léegi saa sax mu weer boppam. waaw mais mooy weer boppam mais bu weeree boppam ci kanamu nit ñi mais ñu bari duñ xam ne maanaam bien sûr ki ñuy wax tamit ne dañ koy weer mooy ki nga xamante ne da kaa def publiquement yi muy def ak yi muy wax mais ki nga xamante ne yi muy wax ak yi muy def da koo nëbb kooku tamit waruñu ko xaaw yu suturaam ci biti parce que au moment où moom dafa nëbbu bi muy wax ak bi muy def mais ki nga xamante ne li muy wax ak li muy def daf kaa def ci public bi ñëpp gis ko maanaam kooku dañoo war a taxaw diingat mbir moomu te bokk na ci li nga xamante ne moom moo tax mbir yi yàqu carrément mooy nag mooy le fait que nit ñi du mooyu diingat maanaam du mooyu giñ du mooyu diingat jàpp ne diingat ci boppam le simple fait que tey baatu diingat nekk lu péjoratif maanaam nekk loo xam ne foo ko waxee nit ñi xel maanaam lu ñaaw la ñuy jàpp nit ñi lu ñaaw la ñuy jàpp tey par exemple ne ah non kooku day diingat non kooku day diingat kat la maanaam baat boobu nekk baat boo xamante ne buñ ko waxee rek liñ ci jublu mooy ngaañ alors que diingat mooy jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li mu def waa Makka mooy diingat ne leen seen maam yi liñ nekkoon baaxul seen yàlla yi ngeen di jaamu dara baaxu ci mooy jëmmi diingat loolu mooy diingat yeneen yi alayhi salaam saa yu ñu wàccaan première chose bi ñuy def mooy diingat wan nit ñi ne leen lii ngeen jàpp du nii seen maam yi li ñu nekkoon parce que ñoom bokk na ci tout le temps fi ñuy làqatoo mooy suñu maam yi ci lii lañ nekkoon bu dee ñun sénégalais mag ñi la ñuy wax ñu mag ñi lii lañ nekk mag ñi nekkee ko loolu tekkiwul dara maanaam amul sens amul valeur juridique mag ñi nekkee nangam amul valeur juridique tekkiwul dara ñu nekkee ko ak ñu bañ ko nekkee mooy am képp lan moom moo jar a xool est-ce que loolu dëppoo naa lu baax waaw wala déet lii rek moom mooy masala bi ñu war a laaj bu fekkente ne mag ñi liñ nekk woon baaxul mais baaxul tout simplement moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne awalaw kaana aabaa'uhum laa ya'lamuuna shay'an wa laa yaqiluuna mais même bu fekkente ne seen baay yi ak seen maam yi xamuñu woon dara te doonuñu woon xel maanaam loolu mooy li nga xamante ne amul sens maanaam il faut que ñu comprendre que ni loolu amul benn sens amul valeur juridique tekkiwul dara mi ngi mel ni tubaab yi rek bu ñu fi nekkee tout le temps ñu naan oui nos valeurs ça c'est la valeur voilà c'est la laïcité c'est les valeurs de la république maanaam mu nekk valeur de la république et que mu nekk c'est notre culture judéo-chrétienne nous impose nangam maanaam loolu taxul ba loolu nekk dëgg c'est pas parce que seen laïcité bi dafa imposer benn façon de voir que ni façon de voir boobu réalité dëgg la non moo tey ñu toog naan sunu mag ñi leen na fi bàyyil nangam loolu taxul mu nekk dëgg maanaam dëgg ci fi ñu koy nattee mooy ci li yàlla wàccee muy alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu la ñuy nattee dëgg te dëgg nag mooy li nga xamante ne mooy li gën a impartial ci àdduna maanaam dëgg mooy ki gën a maanu ci àdduna maanaam moom maanaam yow yaay dëppook moom rek mais moom jamais mooy ki ëpp ful la ci àdduna yow yaay dëppook moom mais moom du ñëw rejoindre la abadan voilà te ku mën a doon moom day mën a ràññeeku maanaam moom ku mën a doon day mën a ràññeeku su fekkee ne da ngaa wuteek moom loolu mooy dëgg kon
di mën a layee ay waaw ñun kat na def dëgg yàlla nangam suñu loolu tekkiwul dara maam sunu maam yi lii lañ fi bàyyi sunu mag ñi lii lañ fi bàyyi nangam loolu tekkiwul dara loolu mooy li nga xam ne amul benn valeur. kon ñu dellu si ci ne waliyu bi bu fekkente ne dañuy saxal ci ne waliyu bi nga xamante ne moom moo sax ne waliyu boobu dëgg waliyu la kooku la ñuy bàyyi xel ci ne bu ñu gisee ci moom loo xamante ne xamuñu ko wala comprendre ñu ko ñu bañ a gaaw ci di ko dingat te bis bu ñu demee ba lu ñutu mbir mi dëgg-dëgg wala ñu laaj ko wala ñu déglu moom ni mu analyser mbir mi wala yu mel noonu ba ñu gis ne dafa juum tamit véritablement dafa juum en fait boobaa du tere ñu mën a taxaw avec toute objectivité ak xol bu féex ci ne dafa juum parce que dafa juum maanaam mënuñu waxee mbir mi neneen lu dul ne dafa juum maanaam ànd ak ne dinañ gëm ne waliyu la nit ku baax la nit ku sell la mais biñ analyser mbir mi ginnaaw ba moom ci boppam joxe na version des faits indi na argumentaire bi muy indi ak yooyu yëpp ñun ñu teg ko ci kanamu dëgg ñu gis ne en réalité il était de bonne foi certes mais dafa juum du tere ñu mën a taxaw ne malgré li yëpp quand même dafa juum parce que amul koo xamante ne dañ naan kii dafa infaillible dafa indéfectible maanaam maasumiya googu yenent yi ñoo ko am yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xamante ne lépp lu mu wax ak lépp lu mu def noonu la keneen ku dul moom nag ay waxam ak ay jëfam yëpp dañ koy teg ci balance kan mooy yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak lan la jàngale mbir mi noonu dong la dem maanaam gënta bëri wala mu gën a tuuti lii nii ñu wax voilà kantaa nag di dugg ci ay sentiment ak yooyu noonu en fait loolu ak xam-xam bokkuñu xam-xam mooy loo xamante ne dafa impartial maanaam xam-xam ak sentiment duñ benn voilà ak sentiment duñ benn sentiment mooy li nga xam ne day toppatoo waaye lii boo ko waxee boo ko defee en fait c'est que nan lañ koy gisee maanaam ak it boo moytuwul maanaam di sàmmonteeg ña ngay xaritoog ña nga dul xaritool loolu moom sentiment moo koy def ak di sàmm ay relations sociales loolu moo koy def mais xam-xam moom dafa impartial maanaam xam-xam moom lenn rek moo ko yitteel mooy ndax mbir mi dëgg la wala du dëgg bu wala ñu waxee ko noonu kese bés bu ñu demee nag ci cadre bi nga xamante ne foofu ay sentiment lañ fay doxal ñu doxal ay sentiment mais domaine xam-xam dañuy wax rek li nga xam ne moom la xam-xam wax mu jeex parce que jëmmi wax leneen lu bokk rek li xam-xam wax loolu mooy génn nga cadre xam-xam ba boobaa loolu bu dee ab jàngalekat nga da ngay wor yaa ngi wor ñi nga xamante ne ñoom ngay jàngal parce que da nga génn cadre xam-xam dem di dugg ci cadre sentiment te cadre sentiment ku nekk am na ay sentiment am ci keneen ak keneen mais xam-xam mooy li nga xamante ne dafa impartial dëgg gi lii la moom noonu lañ koy nangoo exemple bi Galilée bi mu doon wax naan terre bi dafa rona dafa wërgël maanaam bu doon topp sentiment danaan effectivement dafa plat parce que gars yi sëriñ su mag si mooy église bi waa jàngu bi ñoom ñëpp nee na affaire bi ni mu demee mooy ne def plat léegi moom bu fekkoon ne dafay toog di jàpp ne non sentiment lay doxal kon lan mooy xew danaan dafa plat te peut-être que bu ñooñu ñëpp doon topp ñii di topp kenn bañ a révolté wu wax ne dëgg mbir mi nii la demee kenn bañ koo wax xam nga fan lay mujj kon ba tey gaa yaa ngi jàpp ne terre bi dafa plat te bu boobaa xam-xam yi développé wu ci ginnaaw gi te li ko waral mooy xam gi ñu amoon xam-xam boobu xam-xam yooyu yëpp dootuñ duñ juddu tey maanaam njariñ mi ngi ci ñu wax mbir mi rek ni mu nekkee bañ cee dugal ay sentiment maa ngi fàttali waa ji ne ko benn waaye bu doon dugg sëriñu Fuuta yi ndax dañoo am yi ñu wax mu ne leen waxuñu dëgg ci ne Cheikh Omar Fouti yu radiyallahu anhu amutoon itlaq ne way moom ijaaza taqdim kii la am rek quoi muqayyad la am et que waa Fuuta ñoo ko wax waa ji ne mais waa Fuuta ñoom ñëpp buñ ko waxee waxuñu dëgg maanaam te loolu mooy dëgg maanaam dëgg gi moom maanaam mbir mi du Fuuta ko wax wala waa Fuuta waxuñu ko maanaam que waa Fuuta wax ko ak waa Ndakaaru waxoon ko ñoo yem képp bu fekkente ne Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu moom am na xilaafa al-uzma te loolu moo ëpp doole sax ñuy wax itlaq
yow nga bëgg a wàccee darajaam ne taqyid kese la am ci muqaddam tax muqayyad rek la maanaam que waa Fuuta wax ko ak waa Ndakaaru waxoon ko ñoo yam képp du dëgg rek du dëgg maanaam amul voilà amul dara lu muy changer du dëgg rek amul dara lu muy changer voilà noonu la demee tamit waa Makka wax kook waa Medina wax kook waa Ndakaaru wax ko mu ne bu dul dëgg du dëgg kese voilà du dëgg kese mbir mi noonu dong la toll kon waliyu bi nga xamante ne fokk dañ ko war a maanaam waliyu lii saxal kon nit ki nekk waliyu malgré que dañoo wuute dañoo diversifié wu comme li Cheikh Abdou Aziz Dabakh waxoon radiyallahu anhu Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu dafa ànd ak taalibe Sayyid Ahmad ibn Mubarak al-Lamti radiyallahu anhu ñu dugg ci benn tool ñu gis ay fleurs yu wuute mu ne ko gis nga tool bi ni mu rafete mu ne ko waaw mu ne gis nga fleurs yi ni ñu wuutee mu ne ko waaw ak cafka yee ni ñu wuutee mu ne ko waaw ak beneen boo ci jël xet gi ni mu wuuteeg moroomam mu ne ko waaw mu ne ko wàllu yu nii lañ mel wàllu yàlla yi nii lañ mel noonu lañu wuutee waaye nag comme li ñu wax léegi dafa am rek benn sookul boo xam ne moo leen boole mooy lan mooy ngëm yàlla ak ragal yàlla ci biir loolu nag comme ni ñu ko waxee woon am na ñoo xamante ne dañuy dugg ci porof dool googu ngir mën a nax nit ñi maanaam di feeñee wax yu rafet di feeñee éloquence di feeñee humilité modestie di feeñee tabe maanaam di mën a maye daal ak gaaw ci maye ak yooyu loolu yëpp tegtalewul wilaaya amul lenn ci yii ma jot a tudd nii luy tegtale waliyu ne kii waliyu la loolu amul doo gis nit ku mu neex làmmiñ nga ne waliyu la parce que daa neex làmmiñ mënuloo gis tamit nit koo xamante ne day wane benn humilité wala modestie bu mu am que ni dëgg la nag waliyu bu nekk bu matee humilité boobu dana feeñ ci moom waaye tegtalewul ne képp ku feeñal humilité waliyu la ak modestie wala boog mu tabe ci alalam ci ak leneen la ñu ne waliyu la déedéet xam nga lu tax parce que loolu mën nañ jikko yi ma la wax mbir yi ma la wax yépp mën nañ koo fekk ci yéeféer yi mën nañ koo fekk ci yéeféer bu fekkoonte ne da nga kii de waliyu la man xam naa ne waliyu la lu tax moom vraiment dafa may jikkoy rafet dafa laabiir dafa tabe dafa woyof dafa nangam kon waliyu la dafa yaru kon waliyu la bu boobaa mën naa laa jox exemple yéefir boo xamante ne jëmmi jikko yi nga taggee ci moom la am est-ce que waliyu la ah voilà maanaam loolu moom mooy mbir yi nga xamante ne tamit moom moo dox ci mboolem mbir yi nga xamante ne dañ ci mën a nattee wilaaya nit te fekk wala par exemple mbooloo maa ngi koy topp di waliyu la vrai nitu yàlla la boroom mi may yàlla la lan mooy dalil bi nga ni mbooloo mu bare bare ñu ngi ko topp gëm ko bu boobaa mën nañ la jox exemple yéefir boo xamante ne moo gën a maanaam ñëpp d'accord nañ ci ne saay-saay la te mbooloo mu bari dañ ko topp gëm ko aussi bien dans l'espace que dans le temps maanaam moom mooy le fait que jamono ji di dem adduna bi di dem siècle yi di dem ay nit di ko gëm di topp ay gis-gisam loolu sax taxul nit ki nekk waliyu parce que ay yéeféer a ngi ni temps baa ngi dem nit ñi di topp seen ay gis-gis loolu taxul nit ki nekk waliyu du dëgg maanaam xew-xew sàngam lañ fay dépenser ci alal la fay judd nangam kon kooku waliyu la maanaam loolu mooy jëmmi rek festival de Cannes wala yu mel noonu ñu ngi fay def dépenser loolu noonu kon gaa yi fa nekk ay waliyu lañ maanaam yooyu yëpp duñu ay dalil
benn dalil la yàlla borom subhaanahu wa ta'ala teg mais loolu mooy identifier wàllu yi mooy alladhina amanu wa kaanu yattaquna ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kaanu yattaquna li identifier wilaya mooy ngëm yàlla gi ak ragal yàlla gi loolu mooy identifier wilaya koo gis ci moom loolu mën nga koo jàpp koo gisul ci moom loolu mooy ci ko moo gën jeex na voilà ay ni mu amee ay ñu ko topp noonu la amee ay noonam yi tamit dañoo bari dañ koy diingat loolu yëpp du taxul nit ki nekk wàllu yu parce que tamit noonu la mën a amee ñeneen ñoo xamante ne ñoo maanaam ñiy diingat même jëmmi waa ji ñoom itam am nañ ay noonu ñu leen di diingat noonu la demee maanaam loolu dafa am benn qaa'ida bu leen tënk qaa'ida bi mooy kullu dalilin yan'akis fa laysa bi dalil bépp preuve boo xamante ne ni nga ko mën a utiliser keneen ki nga jàkkaar lool di weranteeg moom noonu la ko mën a utiliser ci même jëmmi anam gi bu fekkente ne mbir mi loolu la loolu li muy tekk mooy du dalil voilà voilà loolu li muy tekk mooy du dalil voilà buñ ne Moodu sénégalais la ñu ne lan mooy preuve bi wane ne sénégalais la ñu ne parce que Sénégal la dëkk xam nga loolu day nuru ne dalil la mais mën nañ gis benn genre boo xamante ne moom français la dëkk Sénégal te du sénégalais donc loolu du dalil voilà maanaam dalil yi kon il faut que ñuy mën a xàmmee lan moom moo mën a nekk dalil ak lan moo mënta nekk dalil waaye borom subhaanahu wa ta'ala wàllu yi ànd ak li ñuy wuute yépp maanaam ànd ak li ñuy nekk bokk sookul am na quand même ay mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf leen a wuute mooy kenn ku ci nekk ak li la borom bi di ràng ci ay turam ak meloom loolu muy indi ñoom ñuy wuute mu ne fa maratan léeg-léeg yegg suufu borom subhaanahu wa ta'ala ràng ko bil karam ci teranga maanaam mu nekk ku tabe wa maratan léeg-léeg bil ghina borom subhaanahu wa ta'ala ràng ko melo woomal maanaam mooy soit mu nekk koo xam ne dafa am al richesse bu bari wala mu nekk koo xamante ne dafa suffisant maanaam mooy soxlawul kenn wa maratan léeg-léeg borom subhaanahu wa ta'ala ràng ko bil jamal ci taar maanaam wàllu bi nekk nit ku rafet wa maratan léeg-léeg bis sabri borom subhaanahu wa ta'ala ràng ko meloo muñ maanaam nga xamante ne ay natt yu bari dañuy dal ci kaw muñ bu rafet wa maratan léeg-léeg borom subhaanahu wa ta'ala ràng ko bil hubbi sopp maanaam mu nekk koo xamante ne mbëggeel moom moo feeñ lépp mbëggeel la waxi mbëggeel lay wax doxalinu mbëggeel lay doxal maanaam amul benn xeetu maanaam luy wane ne moom dina jàppee kenn dara wa ghayriha ak yeneeni melo yoo xam ne kasiir yu bari la maanaam te yu bari yooyu noonu tamit la borom subhaanahu wa ta'aala di ràngee nit comme par exemple ak manaw xañe ndax yàlla moom mooy masalan almaani mooy ci xañe comme li al imam ibn Ata'illah Iskandari di wax radiyallahu anhu bi mu naan am na wàllu yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala li mu leen yiire mooy masalan dañuy xañe nit ñi jàpp ne dañoo nay alors que ñoom dañuy xañe parce que yàlla moo leen ràng turu almaani ndax yàlla moom mooy ki xañe ñoom itam ñuy xañe maanaam te mais nag bu ñuy xañ ki nga xamante ne amul droit ci nangam kooku la ñuy taxaw dox digganteem ak li mu amul droit ci loolu voilà borom subhanahu wa ta'ala ràng leen tur boobu nit ñi nag foog ne noo kii dafa nay kii dafa soxor moom amul benn sentiment fekk yàlla moo ko ràng turam bi nga xam ne moom mooy almaane loolu nag souvent day tax ba nit ki duñ ko jàppee wàllu yu
parce que dañuy foog ne wàllu yi moom daa war daa man nekk tabe kuy joxe tout le temps dàqontewul waa ji amaan na maanaam ñàkkul tabe mais borom subhaanahu wa ta'ala dafa def ne moom yàlla ràng tur bi mu ko ràng ak melo bi mu ko ràng mooy ne daf koy dugal ci biir nit ñi pour képp koo xam ne amuloo àq ci dara mu xañ la ko voilà xeetu rôle inspection boobu ak yu mel noonu moom lay jouer voilà wala mu nekk koo xam ne day exécuter par exemple ay kii koo xamante ne moom ku nekkul ci yoon rek mu exécute maanaam mu dawal àtte bi ci sa kaw maanaam ci kaw li possible ci ay àtte par exemple du mënut a fekk benn nit ku rey nit ci mbedd mi mu rey ko loolu du ko mën def parce que loolu état moo koy def mais yi nga xamante ne moom am na ci possibilité selon niveau moom day exécuter loi bi kaw nit ñi bu ko defee ñëpp ni cocc loolu tamit nit ñi bu ñu gisee ku mel noonu dañuy foog ne kii mënta nekk waliyu alors que fekk borom bi subhaanahu wa ta'ala moom ci boppam moo ko ràngu turam yi lu demee nekk al adl la wala ad-dar ak maandute wala kii lore par contre du ñu tooñ mënta nekk kuy tooñ par exemple du melowoo tooñ par exemple mais mën na melowoo di delloo justice maanaam di rendre justice ñi ñu tooñ te loolu mënta am lu dul keneen ki yëg ne mettital nañ ko maanaam saa yoo rendre injustice maanaam ku ñu tooñ nga jëlaat injustice bi ñu ko defoon nga jëlaat justice bi nga delloowaat ko fokk ci ki nga ko jële maanaam moom mu yëg ne mettital nga ko maanaam doxal nga lu nuróol ak sentiment loolu tamit day faral di tax nit ñi jàpp ni kon kii wàllu parce que oui mënoon na kii rek xam nga voilà bàyyi mu jàll comme ni ko gars yi yàlla jàll aw mu ne wa hadha te lii yakunu day nekk fi dunya ci àdduna lil waliyu ci waliyu bi hukmi ci àtte xarqal aada xar baax maanaam xar baax xarqul aada mooy lan al aada mooy nit ki lu baaxoo gis maanaam li nga xamante ne dañ kaa baaxoo gis mooy expérience la moo koy wane mooy loo xam ne xew na ba ñaari yoon ak lu ko loolu mooy aada donc dañuy daal di mën a xam ne nii kat day faral di demee nii comme tey par exemple gis nañ ni 7e étage bi ku fa waddee bu daanoo soit day dee wala bu deewul dina am lu ko gàllankoor ci jëmmam maanaam loolu aada la mais du réalité du loo xamante ne dañ naan par force noonu lay demee par exemple bant bale mënta rey nit maanaam mënoo dóor nit bant bale mu dee par exemple loolu aada la d'ailleurs moo tax ci àttee charia yi bokk na ci nit ñuy àtteewee comme par exemple rey nit wala yeneen yu mel noonu mooy loo xamante ne aadatan loolu day faral di def loolu maanaam tey par exemple nit ki bu jëlee bant bale caw ko nit mu dee duñ ne moo ko rey maanaam kenn du àttee ci nit ki ne dañ koy àtte ku rey nit parce que lu tax parce que aadatan d'habitude bant bale duy faral di reyee voilà alors bu ko dóoroon jaasi mu dee dañuy xam ne dañ koy àtte ku ko rey maanaam voilà wala mu dóor ko pistolet décharger ci moom 12 coups par exemple dañuy daal xam ne moom dañuy daal jàpp ne ci charia ne kii kat moo ko rey léegi xar baax mooy li ma yàgg gis léegi nag ñu xar ko contraire bi am loolu mooy xartu aada moom lañ naan xar baax comme maam Ibrahima alayhi salaam en général dañ daan faral di gis tàkk-tàkk bi di lakke maanaam ku ci dugg ñu lakk mu lakk mais moom mu dugg ci ba pare dara lakk ko loolu xar baax lay tudd
mais nag yaakaar naa mosoon nañ ko fee gis xar baax mënta am ci yi nga xamante ne attey xel la maanaam attey aada rek la mën a am maanaam mais du am ci attey xel maanaam lépp loo xamante ne xel moo la koy jox xelum kese loolu xar baax du ci am xar baax mi ngi amee ci loo xamante ne attey aada la amma fil aaxirati ndaal ci àllaaxira nag fa li kulli ñeel nag bépp bani aadama doomu aadama ak zuhuur di feeñ fi ay suuratin ci bépp jëmm shaa'u bu leen neex fil jannati ci àjjana xaytu ba nga xamee ne inna nash'ata naka melok maanaam sosuk al insaanu doomu aadama hunaalika foofa tooti yi day joxe haza loolu maanaam doomu aadama ni mu bindoo ni mu sosoo ca àjjana day maye loolu is ndax inna naka kulla ahli bépp ñoñu aljannati àjjana awliyaullahi awliyaun ay waliyu lillahi ñeel buur yàlla ta'ala ji kaw bi àjjana moom ñëpp fay nekk waliyu yàlla kon loolu moom moo tax ndax rek mooy comme ni ñu waxoon maanaam fii ci àdduna àtte yi jëmm yi ñooy àtte mais bu àllaaxira ruux yi ñooy àtte maanaam fii ci àdduna jëmm yi ruux yi ci biir jëmm yi ci lañ nekk mais bu àllaaxira jëmm yi ñooy nekk ci biir ruux ce qui fait que jëmm yi mën nañoo wuute ci benn ruux te comme ruux dafa yaatu étendue mën nañ ñu amul fu mu yam donc ay jëmm yu bari mën nañoo nekkandoo maanaam mën nañoo nekkandoo ci biir ruux bi maanaam àtte àllaaxira ak àtte àdduna bii moo leen wute la bokk na ci li leen wute la li gën a majeur mooy le fait que fii ci àdduna moom ruux bi ci biir jëmm ji la nekk ñu tëj ko àdduna àllaaxira jëmm ji mooy nekk ci biir ruux bi ce qui fait que jëmm yi dañuy mën a wute moo tax nit ñi di mën a déplacer wu comme fii ci àdduna déplacement bi ñii rek la na mën a nekke wala dellu ginnaaw wala ndeyjoor wala càmmoñ te ñaar yooyu ñoo gën a jafe mais ci kaw ak ci suuf nit ci ñaare du ci mën a déplacer wu ak àdduna mais àllaaxira day mën a déplacer wu ndoo sens bu ko neex parce que lu tax parce que ruux bi parce que jëmm ji ci biir ruux bi la mu ne faqat dëgg-dëgg sax xawir na an rasulullah tukkee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala moom nee na inna lu wér boor mooy fil jannat nekk na ci àjjana la suuqan benn ja mooy marché maa boo xam ne amul fii haa ca biir ja booba mooy marché booba shiraun ak njaay wala bayoon ak yaxantu wala bayoon du caageen njaay maanaam amul commerce amul interaction amul transaction amul transaction illaa lu dul as-suwar ay jëmm mina rijaal ciy góor wan nisaa ak jigéen jëmm rek a ci ne ay jëmm ci ne maanaam yow daal soo ñëwee ay jëmm rek a fa ne fa iza saa yoo xamante ne ishtaha xemmem na ar-rajula waaji suuratan benn jëmm rek daxala day dugg fii xaar moom maanaam jëmm yi nga xam ne ñoo nekk àjjana maanaam dañuy dem àjjuma lay am voilà maanaam nit ki lay dem saa yu ko neexee mu daal dugg ci jëmm maanaam xool jëmm yi ko neex mu dem dugg ci doo amul fay te li ci yéeme mooy yow mën ngaa ñëw ne ah man de milliards yi jëmm yi ma gis da ngeen di mën a identifier ndoo nag bëgg naa ci dugg bii ak bii ak bii ak bii su bëggee dugg ci yëpp mu dugg ci yëpp ba pare su duggee moom ci bu duggee ci yu ko neex terewul keneen ku ñëw daf fay fekk jëmm yooya itam mu tànn yam ci bëgg a dugg ci moo tax masala bi nga xam ne souvent dañ koy faral di laajte mu nekk questionnement boo xam ne ñenn ñi dañ koy faral di laajte souvent ñi nga xam ne dañu nekk ci esprit wu wuuti ak opposition maanaam mooy ne xam nañu ne àjjana góor ñi dinañ am ay urul ay yu bari
ay junni ay millions ay milliards yi uuru ay ni loolu xam nañ ko àjjana laaj bi mooy léegi jigéen bi moom ñaata jëkkër la mën a am jigéen ji dem àjjana moom ñaata jëkkër la mën a am tontu bi xadis bi moo koy tontu maanaam moom mooy yow bu fekkente ne benn góor la mën a nekk moom mooy jëkkër parce que jëkkër kenn la mën a nekk mais sauf que comme que day mën a dugg ci ay milliards yi jëmm yu ko neex maanaam day daal di mel ni finalement milliards yi jëkkër la am maanaam donte kenn la mais comme que jëmm yi dañuy mën a nekk ay milliards ci kenn ki ba pare di soppandiku ci ay anam yu wuute ak ay doxalin yu wuute nu mu ko neexe ak nu neexe jabar ji day mel ni la day mel ni ay jëkkër yu bari la am ci kaw loolu égalité day daal bon égalité en tout cas équitabilité équité day mën a am voilà équité day daal di mën a am foofu day soob jabar day soob soxna waaw day soob soxna si tamit waaye demal jëli ji jëmm ji kay ak jëmm ji mu jël jëmm ji ko neex li ko am ci àdduna bi ay jëkkër yu wute kii gaañu après keneen ñëw takk boobu xadis bi li mu wax mooy day tànn ki gën ci ñoom maanaam moom bu génnee àdduna ñoom ñaar ñu tase àjjana maanaam ñoom ñëpp ñu tase àjjana par exemple am na ñett jëkkër ci àddunaam ñoom ñeent ñu tase àjjana bu boobaa moom day daal di tànn ci jëkkër ji ki ko gënal maanaam ki nga xam ne moo gënoon ci ñoom waaw xadis boobu mu ngi wax ci note de bas de page mu ne rawaahu solo na ko at-Tirmidhi moom Ahmad wa Ibn Abi Shayba wal Bayhaqi fil Ba'th wa Hannad ibn Sari fi Zuhd kitab az-Zuhd wa Abu Nu'aym wa Asbahani fi sifatil jannati wa Ibn Abi Dunya moom tamit fi sifatil jannati an Ali karramallahu wajhahu ci Sayyidina Ali la xadis la soo xadis karramallahu wajhahu kon mu ne fa rajulu kon góor gi kat yadxulu dina dugg fi suurati ci jëmm allati bi nga xam ne tu'jibuhu moo ko yéem maanaam moo ko neex rek jëmm ji ko neex rek lay dugg wa yarji'u mu dellu biha ci moom ilaa ahli yi ci ñoñom fa yaraw na ñu daal di gis annahu naka waajakat isdaada yokku na jamaalan taar wala boog jamaal rafetaay wa bahaan ak taar kon loolu leer na mooy liñ doon wax léegi kon ñoom foofu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin